altine juróom-ñetti fan ci koor yaatum ju nekk ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñett sa gàddaay ga mbokk yi dana jàmm ci xibaar yi marax gi li ci gën a fës ñàkkum këyit gi nga xamante ni bi daal nay ràññeeku ci àdduna wangal këpp réewum Sénégal njeextali tamit nañ ko yëkk ci li nga xam ne moo di imprimerie yi ñoom nag ñu ngi waajal bu baax li nga xam ne moo di jongante yi pali ndaw yi réew mi nga xam ne ñu ngi ko jëm élection législative yi nag ndar naa indi jafe-jafe ak cooxe gu métti seen ay kàddu ci gësub ki nga xam ne moo di Babacar Fall nañ ko daal di teewlu ci njëlbéenu xibaar yi dañ daal di toftal li nga xam ne moo di tàggatu ñi nga xamante ni bi ñoo di ay toppaatekat ak attekat maanaam ñi nga xam ñoo di magistrat yi ñi nga xam ne ñoo di juge loole nag ci tàggat gu jëm ci wàllum ni ñu sàmmi ak yelleefu doomi aadama waaye tamit lépp loo xam ne moo jëm ci wàllum yoonal ci biir réew mi ci teewaay jëwriñ ji nga xam ne moo ko yor taxawaay bi nga xam ne taxawee nañ ko li ko wundu dëgg nañ ko leeral dina ko leeral moom maître Malick Sall ak Mame Seynabou Babou dinañ daal di taxaw ci li nga xam ne moo di gëstu bi ñu jagleel ñi nga xam ne ñoo di nappkat yi coppite gi nga xam ne am na ci seen liggéey ak cokk gi nga xam te ne bi mujj nañ ko yokk ngir seddaay bi nga xam ne am na ci biir géej gi waaye tamit li nga xam ne moo di ngelaw lu bari li way tundiku li nga xam ne moo di ñàkkum jën yi nga xam ne tamit naa feeñ loolee di gëstu boo xam ne dinañ ci ànd ak Mountaga Gane ci diwaanu Mbour xibaar yi lañ koy jeexal ni ki altine ju jot ni nga xam ne lañ koy daal di defee def ëpp wërngal ci gaynde Sénégal yi nga xam ne ñu ngi ràññeeku ca biti réew dinañ ci ànd ak Cheikh Diop mbokk yi lii mooy li gën a fës ci bi la jotaayu xibaar ñeek ki ñu def ci Faram Facce. dalee na jàmm mbokk yi ni ñeen ko ju ñëwoon ci bopp xibaar yi la ñuy doore jataay bi la xibaar ñàkku këyit yi nga xam te ne bi tàmbali na amee njeexital ci liggéey yi ndax seetlu nañ ko ci àdduna wangal këpp njeexital yi nga xam ne def na ko ci ginnaaw mbas meek guerre ba am ci diggante Ukraine ak Russie bokk na ci li ko daal di wundu ñi nga xam ne ñoo yëngu ci wàllum liggéeyum këyit di imprimerie yi ñoom it tàmbali nañ ko yëkk te réewum Sénégal yi ngi daal di dëgmal li nga xamante ne bi moo di ay élection maanaam palum ndawi réew mi di législative yi noonu nag mën naa am njeexital yu méttee méttee ci liggéey bi buñ sukkandikoo seen i kàddu foofu sa imprimerie Tandiax bi nga xam ne fa la ñu wutale yi ànd fa Babacar Fall Bara Sow mi indi gëstu bi. këru liggéeyukaay yi yëngatu ci wàllum impression ñoom ci njàqare bu mag lañu nekk li ko waral moo di ni ñàkkum këyit bi nga xam ni moom moo am ci àdduna bi loolu nag li ko indi moo di crise Covid 19 ak tamit guerre ba nga xamante ni moom moo am ca Ukraine. Covid ba mu commencé xam nga ne nit ñëpp dañ doon beru ku amul masque doo génn et masque aussi dafa demoon ba xam ne au début dafa ñàkkoon ci àdduna. donc usines yi ñu bari dañoo jëloon seen employé bàyyi leen en congé forcé ba pare arrêté production bi arrêté machine yëpp parce que amuñu woon ay masque ay jumtukaay parce que usine papier dafa bari ay yu fay liggéey dafa y a beaucoup de monde donc amuñu woon ay jumtukaay pour loo xam ne mun na leen aar protéger leen donc loolu nag moo indi répercussion aujourd'hui si li ñu nekk ni ñàkk këyit bi am ci àdduna bi nekkul këru taskatu xabaar rek ñoom ñoo koy yëg élection législative jëm bu fekkee ni ñi daan fournir état bi ci wàllum këyit jëluñu seeni matuwaay ay jafe-jafe mën naa am ci wàllum impression bulletin de vote yi. ñi nga xamee ne dañu am habitude di imprimer si élection comme suñu cas ñun depuis plus de 20 ans yu mel noonu yaay jël say matukaay nga dem wëri papier foo koy amee man depuis 2 mois maa ngi wër papier fu ma koy amee am naa alhamdulilah am naa suffisamment de stock bu nga xamee ne man suma partition mun naa ko jouer mais suma yeneen collègues yi xaw ma ne lan la ñuy def mais je suppose que aussi li ma def xëy na peut-être moom la ñuy def mais c'est pour dire rek que tey papier bi nga xamee ne moom la ñu doon jënd 840 € la tonne ah mën ngeen ko multiplier par 655 ngeen xam en CFA ñaata 840 € la tonne tey même papier bi on l'achète à 1450 € la tonne. borom imprimé yi nag ñoo ngi artu ci wàllum ñàkk këyit bi am ci àdduna bi ñoom jàpp na ni crise Covid 19 bi boole ko ak guerre ba am ca Ukraine mën naa indi soxe bu baax ci wàllum seen liggéey loolu nag ñi ci nar a gën a sonn moom moo di borom këru taskatu xabaar yi yëngatu ci wàllum këyit.
defal ko Babacar Fall mi def boobu lay gëstu wax na ko ci biir gëstu ba nar naa may njeexital ci élection yi nga xam ne moom ñu dëkk man wàllum ndawi réew mi kenn ci ñoom bokkoon ci fukk ak ñetteelu tolluwaay bi di Marème Soda Ndiaye nekk ci gis yi gën a nekk ndaw sax moom daani dafa po xayma mu jàpp ne ndawi réew mi lañu doon xaari dëgg matale wuñ ko lépp waral nag ak joyanteek soppi gu métti ak gu fës war na ci am waral nag mu jàpp ne faw ak dëkkandoo am diggante ñi nga xam ne ñoo di nguur geek kuje gi dëkkandoo boo xam ne du yi lay ñëw daal di gàllankoor lépp waaye nag war gën a mën a saytu doxinu gouvernement bi moom mi nga xam ne fekk na yees waa Aar Sénégal doon leer yooyu kàddu si janoom ak mi ngi Maram Ndiaye si Tok Tok Sénégal ñu teeloon jukki bi. ginnaaw ba ñu tabbee maître Aïssata Tall Sall jëwriñ ci la moom Marième Soda Ndiaye dugg biir assemblée nationale mu def fa nag daanaka lu ëpp ñaari at waaye gis na ni assemblée nationale bi fi ñu ko doon xaar dëgg nekku fa. boo dégluwee askan bi lu muy wax xëy na mën nga jàpp ni on n'a pas été à la hauteur te askan bi moo ñu fa yóbbaloon askan bi ñoo ñu fa yóbbuwaat te askan bi li muy wax ma ñun kontaanuñu suñu député yi kontaanuñu si liggéey bi ñuy def boo moo waral bi ñu nee dañuy yokk limu député yi askan bi ne xaalis boobu xaj na feneen parce que dañu dul gis concrètement lan la député yi di liggéey te député liggéeyam du lu nga xamante ne xëy na yomb la parce que yow buñ la nee yaa war a teewal sa askan yaa war a xool loi yi ñuy voté yaa ko war a voté ba pare lépp loo jël jox ko nguur gi pour mu mun a diriger yow yaa ko war a mën a saytu bu ñu delloo gis la ngay xuloo ngay xeex wala ngeen di këppante asib wala ngeen di waxtu kàddu yu ñaaw askan wi du dul def lu dul jéppi la. kon nag tey jii diggante assemblée nationale ak askan wi daanaka kóolute amatu fi looloo waral moom mu jàpp ne rek jot na nag ñu jubale leen te loolu dafay jaar ci ay tànneef yoo xam ni tànneef yu baax la. assemblée war na gën a ubbeeku ci askan bi quitte à ce que ñu dem ba liñ am ay journée de porte ouverte nit ñi mën a ñëw ci assemblée nationale bi tey assemblée nationale war nañ am li ñu naan chaîne parlementaire boobu buñ ko amee dinañ war a mun a wane le travail des députés ci commission yi mun a wane le travail des députés ci plénière yi député bu ñëwul ñu xam ñu am ay notation bu ñu xoolee ne session yi nii la toll yow ñëwoo ñu teqi ko ci sa salaire. jamono ji nag ñu bëri di wax ni opposition bi mën nañu ëpp doole biir assemblée nationale moom muy dundee yaakaar su lu ni mel waaye jàpp na ni bu boobaa opposant yi faw rek ñu jiital bëgg-bëgg askan wi. suñu demoon tey ba majorité tombé ci opposition dañu war a am foofu tamit beneen taxawaay bu ñu war a taxawaayu responsable taxawaayu bëgg Sénégal taxaw fexe ba institution yi di fonctionner je pense que ne loolu tey mooy les véritables enjeux. Marième Soda Ndiaye nag moom mi lee am fanweeri at tey jii bëgg-bëggam mooy mu delluwaat biir assemblée nationale looloo waral sax mu dem ci biir coalition Aar Sénégal foofee nag lañ ko tabb seen biir liste. jaajëfal ko mi ngi Maram Ndiaye ñu des rek moom Marème Soda dellusiwaat na ci li nga xamante ni bii moo di xew-xew yi ci wàllum wér-gu-yaram ba jiitu sa xewoon sa Louga ak Fatou Kassou Soxna waaye tamit ki nga xamante ni bii moo di liir ba ñu waxoon ne faatu na ca Kaolack faatuwul woon njëkk ga loole nag nekk ne loo xam ne ay njuumte la yoo xamante ni bii am na ci wàllum wér-gu-yaram yoo xam ne ñiy jëlee ni réewum Sénégal yi ñu dénk wàllum wér-gu-yaram si boppam bu ñu war a joxeñ kenn baaraam ñu la ñu war a njëkk a joxeñ baaraam ci gis-gisam Marème Soda di laaj ak joyanti ay kàddu mbale gi Marème Soda Ndiaye ñu teewlu ko ak mi ngi Maram Ndiaye. bu dee benn responsable am na ci mbir yi di xew ci mbirum santé du kenn ku dul état du Sénégal parce que man jàpp ma ne dañu war a yem rek ci patient en danger jàpp ma rek dañu war a tirer sur les médecins état du Sénégal moom moo war a xam ne c'est la santé qui est en danger mu indi ay réformes structurelles jëmale ko ci gouvernance jëmale ko ci financement la santé coûte cher jëmale ko ci infrastructure yi jëmale ko ci formation du personnel soignant parce que bu dee si wàllum ni ñuy recruter dañuy dem vers la politisation aussi bien dans les sphères de l'État dans les structures de santé aussi bien dans les collectivités territoriales ñan ñoo nekk tey di gérer la santé au niveau des structures de santé loolu nag jàpp naa ne médecins yi nga xam ne dañu waat serment d'Hippocrate ay jàmbaar lañ parce que loolu leen mënte wax ñu ngi def seen liggéey nu mu waree waaye nit ki balaa nga naan ko obligation de résultat da nga koy jox ay moyens yu conséquents
pour que mu mun a def liggéey mu waree su fekkente ne deful liggéey mu waree nag bu boobaa nga jël ay sanctions teg mais munoo ne la santé est un droit nga bind ko sa constitution nga jëlaat article 7 de la constitution nga ne l'État du Sénégal a l'obligation de protéger tous les citoyens ngay salfaañe santé et je pense que ne mouvement yi ngay dégg dans la santé rek ànd gësam patient en danger wane na ne fu mu toll nii sunu santé dafa précaire. yaram la doon wax noonu ñu wax lu jëm si wàllum yoon ak yoonal tëdd njaaxaanaay gi askan wi sàkku daan nañu taxaw tem ngir it mu daal di mën a am moom jëriñ yi nga xam ne mooy wàllum yoon ak yoonal ci tàggat ñi nga xam ne ñooy àttekat yeeg toppekat yi ngir dëkk puy yoonal li ñuy duppee état de droit nekk na loo xam ne daan nañ koy taxawal nag si njàpp ndalub kërug àttekaay gu mag yi di Cour suprême ñoom ñaare di amal lu ni mel. moom maître Malick Sall jàpp ne faw ñu daal di am ak doxeenu njaaxaanaay ngir bu fekkee ne bëgg nañu réew moo xam te ne bi yoonal moo fay daal di dox ay kàddoom ñu teewlu ko ci micro Mame Seynabou Babou ak Sidi Niang. waaw xam nga ku wax justice ku wax état de droit wax justice te ku wax justice wax état de droit ñu ngi sant yàlla ci Sénégal am na ñaar ñi parce que. justice balaa muy am il faut mu am ay juges yoo xam ne dañu am compétence il faut ñu am juges yoo xam ne dañu am indépendance il faut juges yu nekk ci benn environnement démocratique ce qui fait que bu ngeen seetee conditions yëpp nañu ko remplir nañu ko Sénégal sujet bi mooy que justice et état de droit mais tam nañu xoolaale droit international bi nga xam ne léegi mu ngi ñuy gérer. Parce que à chaque fois que le Sénégal ratifie des conventions, que ce soit au niveau des Nations Unies, que ce soit au niveau de la CEDEAO, que ce soit au niveau de l'UMOA, ces dispositions sont intégrées dans notre corps juridique. Ce qui fait que il faut nous former sur nos juges pour nous xam nos dispositions, pour nous les appliquer effectivement dans le contexte national. ginnaaw waame gi nga xam ne amoon na ci atum 2005 gouvernement bi fi nekkoon sampoon plan Jaxaay ñi nga xam ne ñoom nañ fa waroon a yóbbu du ñëpp demoon ndax jamono ji lu toll si ñetti téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-benn njaboot yoo xam ne ba léegi duggaguñ ci kër yi leen jagleel ñoom ñoo wéy di dunde yaakaar ginnaaw bi nga xam ne nag ab gëstu ubbi nañ ko ci ñi nga xamante ne bi ñoom lañu jàpp nañoo dëkk si yooyu les kër te waruñu faa nekk su ko defee ñu mën leen faa génn ba jox leen seen i dëkkuwaay loolee am nañ ci yaakaar buñ sukkandikoo si kenn si ñoom yi nga xam ne moom lañu dégg seen kàddu Alfred Gomis ay kàddoom si micro Babacar Seck. bu ñu toogee di dund calvaire pendant 17 ans état nag moo ñu ko teg état mi ñu ko teg nag ginnaaw moom moo ko fas yéenee teggi ba mayoon ñu fii ak le 15 nii képp koo xamante ni dëkk nga ci kër goo xamante ni moomuloo ko mu nekk kër yu ayant droit yi nga xamante ni ñooy sinistre 2005 2006 di nga ko gën le 15 le premier ñu commencé chantier yi yeggali ko loolu na président def ñu ngi ko ci sant di ko ci gërëm di ko ñaan nag bu mu ci teggi tànkam benn yoon parce que tey jii ñun bu fekkee ni am na ay sénégalais yu sonn ñun dee nañu souffrance mun na teg nit lu ne léegi nag li ci gën a am solo nag mooy nous les ayants droit dañoo bëgg état fi mu teg tànkam bu mu ko teggi de grâce ñi ko ñaan ñun njabootam mu taxaw ci suñuy mbir parce que sonn nañu ci fay loyer fay benn néeg sax dafa métti waxtuma laak nga dëkk ci kër goo xamante ni peut-être benn néeg lañ la abal wala nga loué pendant 17 ans loolu nag métti na trop ñuy ñaan président de la république mu yéene ginnaaw ba mu amee yéene bi na eggali kër yi indemnisation tamit bëgg nañu ko gannaaw bu ñu jotee suñuy kër. ci ngay jaxaay wutali fi nga xam ne moo di Sicap Mbao Diamaguène ñi nga xam ne ñoo di askanu foofu nag ñoom it daan nañu amal ab doxub seetal ak ñaxtu waaye tamit daal di bàyyiloo xel ñi nga xam ñoo di gouvernement bi si la waa jaxaay di jooytu ñoom ñu bañ ko jooytu benn yoon maanaam waame gi ñu mën ko wattandiku ak nawet bi nga xam ne moom la ñu dëkk mal li si war nañ ko daal di taxawee léegi balaa mbir yi di daal di nekk lu kët ñu bëgg ko daal di saafara lu ne jonn te loolu nekkul loo xam ne lu gën la Pape Gueye yor seen kàddu ñu teewloo ko si micro bu dañet ñu ngi jëm ci du yàgg dara inondation ñu am benn liggéey boo xam ni ñu ngi ko ci doon def fan yëpp wut ay matériels yoo xam ni moom lañ ko war a xeexee ñu ne aussi dinañ génn lancer message bi pour wax ni askan bi daal
ñu ngi préparer inondation yi pour jàppale leen comme ni ñu ko defee woon daaw. jafe-jafe yi moom metti na parce que fii ñu taxaw rek yaakaar naa ni fii ñu taxaw bu xasee taw bu xiinee rek nit du fi jaar ak mu taw parce que tey tali bi boo seetloo génn na ba caaro yi nekk na tali boo xam ne tey yaakaar naa dafa dee yaa ngi dégg tali bi ko xool xam ni commercial la dem na ba génn camp bi tali bi bokk na ci tali yoo xam ni ay bis dafi daan dugg di fi jaar mais léegi yooyu yëpp amatul bu tawee chaque année nga ñàkk ay dëkkandoo yoo xam ni dañuy toxu am na ci kër yoo xam ni seeni borom dem nañ dëkkatuñ fa kër yooyu la ñuy jël def katu ñaawteef yi di ko dëkkee ak di def loo xam ne naka sudul noonu la parce que am na ci ay marché yoo xam ni kenn mënatu fa dem am na ci ay barab yoo xam ni dañ ci doon liggéeyee ci lu mel noonu kenn mënatu fa dem kon yaakaar naa ne yooyu yëpp ay jafe-jafe la yoo xam ni jural na ko askanu jàmm gën Sicap Mbao lenn rek lay nga xam ni moom la ñu mën a dimbalee tey lu mel ni assainissement fii tey oto musu fi mën a dugg ba egsi fii ma taxaw kon bu demee tey bañ defal ñu fi tali sans canalisation amul dara yaakaar naa ni bokk nañ ci ñoom ñi nga xam ne ñooñu lor moo waral ñu ñëw tey ñoom ñoo waral ñu ñëw tey fajal ñu suñuy jàngoro mais dañuy seetaan ci côté boobu. jóge si ndox yu bon yi dugg ci biir ndox mi maanaam waax yeeg géej gi fekkee askanu commune bi nga xam ne moo di Manga Goulag sa diwaanu Ziguinchor foofee nekk daan nañuy taxaw temm ngir seen nappin nekk nappin wax nañ koy daal di soppi am nañu ay arminaat yoo xam ne moom lañu daal di taxawal ngir waxtu ñu war a napp ak waxtu ñu war a nappalu loolee nag am na njeexital ginnaaw bi nga xamante ni bi ñoom ñi bootu si kuréel gi nga xam ne moo di Kawawana jàpp association gis nañu ne am nay xeeti jën yeeg xeeti napp yoo xam ne dellusiwaat na foofee te noppal gi ñuy noppal waax yi moo ko daal di waral looy nag bëgg nañu mu nekk loo xam ne lu wéy la si taxawaay bi nga xam ne dina am njeextal bu baax a baax si napp ga foofu ci diwaan ba ñu fekk fa Assane Ba. ñu taxawal ko ci atum 2008 ginnaaw bi ñu seetloo ni ressources yi nga xamante ne ñooy jóge ci géej gi dañoo wàññeeku bu baax association Kawawana bi nga xamante ne dafa boole ay nappkat ak yeneen doomi commune bu Manga Goulag dañoo taxawal rek benn système ngir restaurer écosystème mangrove bi mu nekk benn système bi nga xamante ne tax na rek bi ay espèces yu bëri mujjee ñëwaat. mu naan la waaw fu mu ne nii moom kenn ku si nekk moom ku fi nekk di napp di uti say wërsëg kenn xaatul fi dem feneen ndax lan résultats yi amoon donc ce qui veut dire que pratiquement jën yi moom wax dëgg yàlla nag moom sant nañu tey jii moom am na yeneen jamono yoo xam ne moom booy daw si sa gaal ci guddi sax jën dañuy tëb dal si biir géej gi. ginnaaw ñëwaatu espèces yooyu yëpp nag association bi dafa teg rek benn calendrier ngir ñu saytu exploitation ressources yi. waaw suñu liggéey fii ci géej bi maanaam dañuy aar suñu géej bi pour ñu mun a am jën ji am ay yoxos aussi pour ñi am mangrove boo xam ne daal kenn du ko yàq parce que mangrove yi jën yi foofu la ñuy làkku tamit pour ñu am seen doom yi kon loolu buñ ko defee liggéey bu mag la encore nit ñi tamit boo gisee ñi toog fii di def liggéey boobu parce que dañoo bëgg dama suba ñi am dund boo xam ne daal dund bu neex. mairie bu Manga Goulag mi nga xamante ne fas yéene na jàppale association bi ngir ñu mën a am gestion bu baax taxaw na rek ngir gën leen a jàppale ci saytu gi ba ressources yi gën a mën a ñoŋ. ci suñu wàll commune bi dañu ne dañuy contribuer ci loolu nan la ñu bëgg a contribuer ci loolu dañu bëgg a jënd benn drone xam nga jamono bi drone moo xew. drone tam mun na leen aider di jël ay image di jël ay vidéo di def ay tour pour xool ndax am na ay malfaiteurs wala déet loolu yëpp ci diversification moyen de lutte la bokk te ñun dinañ ci jàppale Kawawana jàppale bi du yem foofu. maire bi xamle na ne tamit dañ taxawal benn tour de contrôle bi nga xamante ne dina toll ci juróom-ñaari mètre ñu équipé ko ci mel ngir ñu gën a mën a saytu mangrove bi ba ay defkatu ñaawteef duñ fa dugg. Assane Ba ñu des ci wax yi ba léegi ak napp gi nappkat yi sa diwaanu Mbour ñàkkum jën mi am na njeexital seen liggéey waaye tamit ngelaw lekk sedd bi it am nay jafe-jafe yu mu leen daal di jural waaye nag ak coppite seen ak colka googee nag bu fekkee ne mënuñu ko am nañ ko bëggee li jàppandi rek la ñuy daal di mujj di ko defar di ko sol ngir mën a wattandikoo li nga xam ne moo di njeexital yi nga xam ne ngelaw li ci biir géej gi mën na ko jur ci ñoom gëstu ñaan seeg mun tagaakan yére mool yi ñuy dippee bâche lu mënta ñàkk la pour ñoom ngir ñu mën a aaru ci ngelaw ak sedd bi ne ci biir géej. tey géej dafa nangoo sedd ndax xam nga waxee géej moom du rek lay wasin mën ngay dem géej bu ngelaw nga dem ba géej mu commencé ngelaw xam nga ndox mi commencé jóg boo amul bâche moom da ngay tooy te ba amul bâche ni nga war a liggéey dëgg doo ko liggéeyee ndax xam nga tooy mu sedd ba pare ngay tooy bëgg a liggéey day xaw a metti waaw moo tax bâche moom loolu la waral ñu koy yóbbu géej rek.
ci quai de pêche Mbour bi fekk nañ benn tailleur buy ñaw ay yërey mot. moom nangu na ne yëre yi muy ñaw ay yëre njogaan la mu ngi tudd Serigne Fallou Sène. xam nga base moom léegi amatul base bi léegi ay base tapissé yi la ñuy jël base yi ñuy fauteuil moom la ñuy jël ñaw ko di ko jaay te loolu du yoon dafa baaxul ci mool yi baaxul 2 jours 3 jours nga koy yóbbu mu yàqu te 10 000 francs nga koy jaayee après apporté bi 15 000 lay jar ak 75 000 ba 80 000 fa bu fekkee bu baax bi la mën nga ko sol 2 mois la ma mais instant yi nii base boo ci jaay base du ko sol sax weer du ko sol mu ñëwaat jëndaat waaw loolu arrangé wul mool yi nag. suñu lëkkalee yëre yile ak yi nga xamante ne ñooy prêt-à-porter yi mën nañ wax ne seen njëg yomb na lool waaye teewul mbir yi doxul dara ci moom mu gis ne ñàkkum jën bi moo ko waral. fii mën ngaa xëy suba ngoon sax doo gis koo jaay mën ngaa xëy suba ngoon ko jaay kenn géej gi moo neexul fii dañ fay gis jën gis géej gaa ngi nii ngelaw fii dara amu fi te si mbir moom géej yëpp lañ jaay fii dara amu fi moo li fi mu toll nii waaw fii tasi Mbuur fii mu gëjee am jën kenn xamul kañ waaye fii géej gi bañ ko jaayee ba 1900 kii jaay nañ géej gi jaay nañ ko bu yàgg sëñ fii guddi gi bato yi boo liyee nii boo xefee sax ñu jaar sa kaw. jamono yii ñu ne nga xam ne jën amul tax na ba quai de pêche bi daanaka bëreetul ay nit yëre yi mool yi ñu baax ak ñàkk a baax li ci mën a ne ñu ngi ko denc ci biir kër yi. defal ko mun dagaak na xibaar yi tàggat yaram ngir jeexal ak wërngalu gaynde yi nga xam ne ñu ngi yëngu ci diwaanu Europe diwaanu France Bamba Dieng ak ki nga xam ne moo di Alioune Badji ràññeeku nañu ci biir yoo xam ne dugal nañu ko waaye moom Bamba dafa mujj génn ci blessure ak ki nga xam ne moo di Pape Matar Sarr bu Metz waaye fi nga xam ne moo di Angleterre moom nañoo xam ne Ismaïla Sarr mujj na wàcc moom ak club bi di Watford ci deuxième division jamono jooje waa Schalke 04 ak Salif Sané yëg nañu ci li nga xam ne moo di Ligue 1 bi ki nga xam ne moo di Sadio Mané ak Liverpool di wéy di xëccoo ko waa Manchester City li nga xam ne moo di bopp li nga xam ne moo di Premier League ba doonte nag ñàkk nañ ñaari poñ yu am solo ci boobu xëccoo ki nga xam ne moo di Edouard Mendy moom ab njeexteelu saison nekk ci jafe-jafe warngal beek yaatal gi nu mu gënee mucc ayib ñu ànd ci Diop. France la ñuy tàmbalee Cheikh Ahmadou Bamba Dieng moo gàddu Olympique bu Marseille gannaaw ba mu dugalee benn bit joxe benn passe décisive bokk na ci ndam li ñu am ñetti bal ci dara ci seen diggante ak Lorient la woon waaye bu mu dugalee doomu Sénégal ji daa amee ay gaañu ba génn Papa Gueye mu bokkoon na ci jongante boobee beneen Sénégalais boo xam ne jongante na ba sax gaañu mu di Pape Matar Sarr ci ndam li nga xam ne am na solo lool ci maintien bi ñuy yóotu Metz moo daan Lyon ñetti bal ci ñaar ci benn passe décisive bu Ndiaga Yade ci deuxième division bi Aliou Badji dugal na fukk ak ñetteelu bitam saison bii ñu nekk ci loolee sax mooy jongante bi nga xam ne Paris FC moo ci mujjee am ndam ñaari bal benn seen diggante ak Amiens ci benn passe décisive bu Moustapha Nam championnat bu Angleterre ni wutali Ismaïla Sarr ak Watford ñoom dem nañu ci deuxième division bi maanaam championship ci ay bés bi dañoo nërmeelu seen diggante ak Crystal Palace mu Cheikhou Kouyaté benn bal ci dara doone sax Ismaïla Sarr bëri na ay club yoo xam ne bëgg nañ ko ku ci mel ni Newcastle deuxième division bi fa la ñuy des sax fa nga xam ne Iliman Ndiaye bëgg na faa jóge ndax dugal na juróom-benneelu bitam saison bi ñu nekk joxe benn passe décisive tax na Sheffield United am ndam teyit mën a bokk ci play-off yi Sadio Mané moom jamono yooyu moog Liverpool ñi nga am yaakaar ba tey mën a jël championnat bi donte ne dañoo témboo ak Tottenham dugul sa morom benn bit waaye Edouard Mendy moom saison bi muy jeexal daanaka bu métti lool la ci ñoom ak Chelsea dañu dugaloon ñaari bit laata sax Wolverhampton di ñëwaat ñu témboo ko dugal sa morom ñaari bit mu jeexle ko Allemagne nga xam ne Salif Sané ak Schalke 04 ñëwaat nañ ci Bundesliga bi ci première division bi maanaam mel na at dong gannaaw bañ fi jógee. jaajëfal ko Cheikh Diop ci yaatal gi ak gaynde yi ni ñuy ràññee ko ci ayu bés yi foofee ca diwaanu Europe del ci Sénégal ngir daal leen ni yëkkatil jataay bi la xibaar benn jataay xibaar 19h45 lay doon ci kàllaama nasaraan ngeen ci ànd ak Khalifa Diakhaté la Total ak Cheikh Hassana Fall xibaar di wéyandi ci www.emedia.sn jërë ngeen jëf